bi nga xam ne da ngeen dajale ay nit tey mënoo dajale kenn parce que sa kër rek nga mën a toog parce qu'on a dit rester chez vous. waaw mu koy sant yàlla. maa ngi wax alhamdulilah ci fekkee bi. parce que moom mi nam lii am tey. ñenn ñi jàppee ko yàqu-yàqu. defar na lu bëri. ay doomu aadama jaay nañ fa defaru. ay doomu aadama jaay nañ fa gën a jege ak seen waa kër. ay doomu aadama jaay nañ fa gën ko jege moom. donc man san alhamdulilah la ciy wax. li gën a am solo ba am solo mooy il faut ñu nangu ndogal. il faut ñu nangu ndogal. parce que tey amaana corona bi tax na yow nga approché wu ak sa waa kër. xëy na boo doon liggéey 8 heures de temps 5 heures de temps ngay liggéey. corona bi tax na ñu bëri gën a ragal suñu borom. boo ci man mu xeebu mii man mu bon ak keneen ak keneen. donc corona bi lim ñu yàqal c'est palpable. Ouais. C'est ce qui est visible au fait. waaw c'est visible. mais la muy defar moo nëbbu. te lu nëbbu nag mënut a feeñ. su feeñee dootul nëbbu. donc sant yàlla. Diaw dafa mel ni da nga amoon question pour Wally balaa ñu koy bàyyi. non pas question en fait. juste tey su ma gisee moom bi mu ñëwee ci plateau bi ak tournure bi mu am day rejoindre par rapport ak les idées yi ma doon développé. parce que sànq dañu poser la question à savoir ndax musique ambiance bi ndax war a éducation et tout ça ma ne il faut savoir faire la part des choses. Il y a la musique proprement dit ak li nga xamante ni c'est le showbiz. man tey ci sama analyse je peux dire que tey fépp fu mu yegg si c'est parce que c'est un bon businessman et je peux dire que il va affirmer ça. dama yàgg parfois bu ma toog ban wax ci moom parce que ñun ñëpp Sénégal la ñu nekk. te tey occupé na benn place boo xamante ni ci musique bi tout jeune artiste booy toog di wax sax dañ lay wax te moom noonu la fi fekkoon amaana doon nañ ko ñaanal yàlla na nga dund ba mel ni Youssou Ndour ba raw ko. des fois nga nekk tamit jeune di wañu la yàlla na nga dund ba raw Wally Seck wala ba def lii c'est le Sénégal. donc tey je me dis que tey pour man ci li ma jot a jàngat c'est un bon businessman. am na loo xamante ni tey ñu bari danaan non parce que doomu Papa Thione la tey moo tax et tout ça non non non. je me dis que du question de doomu Papa Thione dafa xam li mu bëgg. te am na ci loo xamante ni miinuma ko du dañuy fréquenter trop. je pense que daje nañ benn ñaar ñetti yoon. donc am na loo xamante ni moom moo koy lijjantil boppam du xaar kenn dem di ko lijjantil il part directement le chercher. et loolu showbiz moo ko may. il a développé une musique boo xamante ni y a beaucoup d'ambiance de danse de savoir parce que loolu la Sénégalais yi bëgg c'est ça la demande. tey moo ko indi fi mu nekk ba tax mu war a mën a dem di représenter le pays à l'extérieur di ñëwaat bay nekk modèle ci ay jeunes. donc cela revient à dire que la musique évolution la. et que business mënoo ko dindi ci biir musique parce que saako bu deful du taxaw. ak yéene bu mu mënti am pour Sénégal. xam-xam bu mu leen mënti jox tey s'il a pas les moyens wala yéen pour am fu mu leen fete taxaw def ko doo ko mën a def. bukki bi biñ ko laajee demal woo ki gën a nay ci dëkk bi dafa dem fekk ki amul dara mu indi ko. ndax yorul lu mu joxe. ñu laaj ko lan moo tax nga ni kii dafa nay kii nayul dafa amul mu ne leen laaj leen ko fii ba suba du joxe. donc cela ne veut pas dire que ni on va cautionner que ni tout ce qui est dans la musique qui n'est pas palpable par rapport à nos valeurs que dañ koy cautionner non non non. mais il faut savoir que ni àdduna fi mu toll. c'est le business. te man jàng naa ci moom lenn loo xamante ni tey. am na loo xamante ni moom bu ko bëggalee boppam te du ci moom rek. ci yenn grand yi fi nekk li ma jot le peu que j'ai observé de loin. ñooy dem utali ko seen bopp. ñooy dem lijjantil ko seen bopp moo waral tey la majeure partie des jeunes comme ñun du maison de production booy xaar. du sax staff wala dara wala tey sa papa musicien la wala leneen ak leneen on fait de l'autoproduction. on se démerde avec les moyens du bord. et on dépasse des millions pour pouvoir sortir la tête sous l'eau. donc cela revient à dire que ni tey voilà. seul le travail paye mais nag nit ku ci nekk ci li ngay liggéey da ngay xool c'est quoi la demande. et que tu fais ça. s'agissant de la demande moom mii di Wally au début dañ doon gis ci ay woyam que dafa amoon cible c'est-à-dire amoon na ñoo xam ne ñoom la doon woyal. mais avec le temps sànq Prospère wax na ko
ci album symphonie bi génn maturité da nga koy sentir que ça soit musicalement même ci texte yi da nga koy sentir même ci endurance am moom côté musicien da nga koy sentir parce que way tamit ñii di animé xam nañ ko ñii di déglu aussi xam nañ ko am na benn côté bu changé ci Wally et on sait que mu ngi viser ñeneen ñu dul xale yi parce que bu demee ba jël ki nga xam ne mooy doomu Ndiouga Dieng muy Momo Dieng ñu ñëw def benn duo daal di rendre hommage ki nga xam ne Ndiouga Dieng te ku dégg sonorité yooyu xam ne du sonorité xale sonorité xale mënu koo dégg en fait sonorité la yoo xam ne mag yi suñ ko dégloo da leen di delloo ci ay way ñu doon déglu auparavant c'est-à-dire ay rétro ci rétro la ñu way ñoom ñaar et c'est une très belle chanson boo xam ne da ngay xam ne Wally Seck mii mi ngi visé jëm ci mag ñi jëm ci ñoom Prospère jëm ci maire yi nga xam ne ay maire Wally la ñu proclamé seen bopp mais mënuñoo feccu monaan yaa ngi comprendre mais am nañ leneen loo xam ne mi ngi ci seen bopp un peu pour dëggal li ngay wax pour dëggal li ngay wax damay ànd ak maman mu ne ma papa doo dugal Wally ma ne ko maman Wally lu may wax man dama xam lu Wally wax mais symphonie bi ma koy jënd ba moom sant ma ko parce que j'ai constaté une certaine maturité intellectuelle c'est de yàlla vocal et musical ci album boobu. Donc juste pour dire que il faut passer par ça pour am yéen li ngeen bëgg. mais dans la vie tout évolue mooy li ma doon wax sànq moom ngeen nekk di dëggal nii. xale du judd rek dox. dafay raam. nit ki il faut que ñu nangu que ni dans la vie c'est l'évolution. mais am na yéex a dox aussi. non yéex a dox am na. mais dans la vie c'est l'évolution. tey musique carrière day am foo xamante ni boo fa tollee. tu fais de telle sorte pour avoir l'oreille attentive de tout le monde. ñi ñi bàyyi la xel une fois que ñun ñi ah. keroog maa ngi yow ñoo ànd ci prison ba. waaw ma way lucum nee na moom luy lucum. c'est-à-dire des choses qui ne comprennent pas. voilà donc tey évolue. su ma ko capturé définition bi dama koy génne ndax fa mu dëkk penc moom mu dëkk la ndax Babou Mbende Gueye Madiagne Gueye ma mu jur Soda Gueye ma mu jur. Marie Ablouksu ma mu jur Ndey Wuri Ba ma mu jur Faat Kiné ma mu jur Wally mii mu jur fi ne taxaw dama ko xam ci mën a jóge dëgg la moo tax su wayee rek am na lu ci bari su ma neexee ne ko mu ne may ko du foofu dugalal fii coon fekk wax na ko grand plateau nee na du ma ko bindal en Sophia dëgg la waxu ko dëgg la loolu la nee na du ma ko bindal fii bind du ma ko yëg d'accord chaque jour moom lay xulo chaque jour fii bind du ko yëg muy bindal boppam mu ne ko parce que li nga liggéey doy na sëkk su ma ko soxlaa damay dem ci magasin bi ma tibb waaw damay ñëw ci jaww ma lay xamal ne ci télévision laa nekk li gars yi di wax doomu coon la dëgg la alhamdulilah ndax may na ma deret waaye coon yàlla dafa dogal moom tànnul pour jur ma ma ni tànn ma pour doon doomam yàlla moo ko dogal ci dogal gi mu ko dogal yàlla def mu am métier muy musique musuma ko bëgg muy football daj ci lu ne mën ko lool ba xam ni mën na waaye suñu borom ne déedéet ci li sa baay ne laa lay defal li ma nam ma ci yow ba ñëpp gis ko musuma fàttaliku fu Papa Thione jëlee million ne ma def ko ci sa musique télévision laa ne pourtant am na ko waaye amaana bu ma ko defaloon du ma agsi fii tey ndax dafa yomb defal na ko ay rakkam defal na ko ñu bokkul sax ndey ak baay man mu xañ ma ko ma koy sante businessman bi ngay wax duma la wax mukk bul business te man wayi su ma wayee ba 5 heures du matin su ma ñibbee suma kër bu nit ñi di nelaw man 8 heures maa ngi ci mbedd mi di wut lu ma am suma bopp pour ëllëg suma musique bettee mu ñëw def ko ci actuellement dama ko stop parce que dama weex donc parce que jamono toll na foo xamante ni ku ci mel ni tey ku baax ki tur bi naka la Prospère bu toogee dégg ñu ne waa dafa am coow lii dafa am problème bi fekk xamul sax ni problème bi demee dina ko metti
te amaana yow doo ci lenn wala boo ci dee lenn it lu baax rek moo la taxoon a jóg mais nga am ci coow loo xam doo xam foo ko jëmee moo tax j'ai préféré arrêter lu jëm ci business mais je te dis quelque chose loo xamante ni dara mënu la may lu weesu dignité bu la kenn jiiñ lu bon ba fekk la ca bul bañ ku la ko jiiñ muy man ak sama morom waaye buñ la ca fekk sa baat bii mën na laa yóbbu fu ne mën na laa may lu ne yàlla nag dimbali na ma ay nit yoo xamante ni pour ñoom bu ñu amee ñaar benn bi maa ko moom te bi yàlla di def ñu jàngi am métier mën la ñuy def xaw ma leen joxuma leen samay mbokk joxuma leen waaye yàlla def na seen xol yi ba bu ñu amee jàpp ni man dama war a am loolu moom la suñu borom la mbir yàlla la may sant ñi ñooñu di ko sant yàlla du ma cité ndax ku lim da ngay juum waaye maa ngi nuyu suma mag suma xarit Doro Gueye di PDG nit ku ma jàppale la jàppale nag dafa nekk loo xamante ni du jël alal nga jox ko nit déedéet nit mën nga ko jox 5000 francs mu mel ni milliard ci moom nang ko koy joxee la ak fa nga ko koy joxee ak nam ko war a defee moo am solo nit jël na million ba tay jox ko nit te du ko amal benn njëriñ soit visionnaire bu bañ ku la xas waaw bul bañ ku la ŋaññ waaye nañ la ŋaññ ci lu baax ak bëgg lu baax te buñ la fekk mukk sédd la ci gàllu xaj di la ci fekk mën naa laa bañ a dogu moo la papa damay bañ fàtte point bi ma lay dénk beneen chose am na foo xamante ni boo fa bëggee toll ci musique je préfère su may wax ak sénégalais yi ma bañ a am benn làq-làqal ma jaar ci digg bi am na foo xam ne boo fa bëggee egg ci musique dafa am lu mu laaj waaye bu méngoowul ak sa aada su méngoowul ak sa diine su méngoowul ak li nga bëgg bu mu la ko jaral ndax fii la yem nit am na lu ne ci musique te duggul ci lobby bokkul ci lobby nit am na lu ne ci musique duggul ci lobby bokkul ci lobby ak lobby bu mu mën a doon dama tudd seen tur ak lobby bu mu mën a doon nit am na lu ne ci musique bokkul ci lobby duggul ci lobby maa ngi lay ñaan ngi yàlla war a suul yi na nga gëm ni yow mii rek étant sénégalais mën li ngay def lu ne mën nga koy ni réew mi waaye bu tollee ci bokk fenn pour mën koo am nga la bañal ndax jaru ko parce que fii la yem bisimilah père. papa temps bi sax dafa jeex mais dañ lay bàyyi nga wax ak sa doom comme ça après mu woyal la may la dara ñu daal di ñibbi. waaw waaye bi neex ci yow. dafa wax benn baat boo xam ne wax na ko sans mu rendre ci compte muy ban. muy xas